ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës député bii di Mamadou Sall nag mandat de dépôt nanu ko ni ki sànq moomee nag xam ngeen ñu tudd ko ci mbirum passeport diplomatique waaye tamit àndandoo di defi rek njuuj njaaj ndaka noonu mbuxum mu mel ni kon fekk ji ne El Hadj Condé ma ñu defoon moom it mandat de dépôt fukki fan ak ñett ci weeru septembre kilifa moom mujj nañu ko bàyyi ko néggandu ko moom it ñetti weer def na ko ci kaso bi avocat mu maître Moussa Sarr moom moo ko xamle kilifa ak Simon ñoom la ñu jàppandoo woon ci mbirum rek trafic de migrants ñoom it ak loo xamante ne ñu ngi ko doon def te dëppoo ak yoon beneen ponk ci biir xibaar yi. Poste Trésor Crédit Mutuel ONAS foofee nag moom njuuj njaaj la moom ma nga mel ni lu ñuy bañ a tudd rek ñu ngay luubal koppar rek di dem moo waral ñu samp laaj nag lu ñu xewle administration bu Sénégal Déthié Faye moom jiite parti Visa la muy sàkku rek mooy daal nañu xoolaat yorin wi waaye tamit nañu bàyyi di politiquer yenn yi Sonacos bu Lindiane ñi ngi wax ni foofee gerte ga ñu dajale nag jamono ji ñu wax ak yéen takku na toll na ci fukki junni ak juróom benn ci tonne moom la ñu xamle njiital Sonacos di Modou Diagne Fada loolee la xamle jafe-jafe bi ci nekk rek mooy camion yi nga xamante ne nag kon ñoom ñoo war a kon wàccee gerte gi wàllu tàggat yaram dinañ ci àddu muy Coupe d'Afrique des Nations 2021 ñi ngi xaar nag lan moo fas yéene tukkee ci ndaje mi nga xamante ni njiital CAF mi ngi koy sekk ak njiitu réew bu Cameroun muy Patrice Motsepe ak njiital réew bu Cameroun di Paul Biya Samuel Eto'o nag la mu wax leer na nañ gisul lu koy tere Coupe d'Afrique bi ñu defee ko ca Cameroun mbokki ponk yaay nii daan ci dox te xëtu njëkk yéenekaay bu ngeen taaxirloo tuuti ñu yaatal xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon nag ci ponk yi député bii di Mamadou Sall nag mandat de dépôt nanu ko gannaaw li ñu ko tuddoon ci mbirum rek passeport diplomatique àndandoo di def njuuj njaaj ak luubal lu baree bari loo xamante ne kon tudd nañu ko ci mbiram du moom képp ndax am na naataangoom boobu di Mamadou Biaye moom nag xamaguñu daal fu muy mujjee ak yoon kii nag di Mamadou Sall ci fàttali fekk ji na rek El Hadj Condé moom it ñu defoon ko mandat de dépôt fukki fan ak ñett ci weeru septembre ñoom ñëpp la ñu bokkoon tudd ci mbir yooyee Coro Mbaax Ndiaye. Mamadou Sall di kenn ci ñaari député yi nga xam ni ñoom la ñuy tuumaal ci lépp lu jëm ci wàllu trafic ou passeport diplomatique tey jii dina fanaani ca nungu siin foofulee juge bu ñaareeli cabinet moo ko fa yebal ñoom sax seen jàkkaarloo daanaka lu gàtt la député bii nga xamante ni ma nga bàyyeekoo ca Salémata daal di fekki ki ñu jàpp ne mooy complice am ci mbir mi di commerçant bile di El Hadj Condé mu wute lool sax ak collègue am bi di Boubacar Biaye ñoom ñi ñu tegagum yoxo li ñu leen di toppee bokk na ci association de malfaiteurs lu jëm ci wàllu escroquerie blanchiment lu jëm ci wàllu koppar faux ak usage de faux naka noonu faux ci ay documents administratifs waaye itamit faux ci wàllu écriture publique authentifiée Boubacar Biaye moom bi ñu ko jotee ci téléphone wax na ni jotul sax benn convocation bu jóge ci ndawal buur donte moom mile mbalaanu kiraayam muri woon nañu ko juróom-ñeenti fan ci weeru novembre bi ñuy dindi ba su Mamadou Sall naam Biaye bés boobu itam mi ngi doon waxaat ni yëf yi laalewu ci benn yoon. Dès les premières secondes, j'ai dit au président de l'Assemblée, nul besoin pour moi de lever l'immunité parlementaire puisque ça va accuser un retard. Je suis disposé à répondre aux policiers ou au juge qui aura en charge ce dossier. juróom benni fan ci weeru septembre atum 2021 ak léegi coowal passeport diplomatique lëmbe réew mi enquête bi ñu ubbi woon ko ci ndorteelu weeru septembre taxoon na ñu teg loxo kii di El Hadj Diadji Condé moom sax ñu jàpp ne moom mooy xolu bi les réseaux ñu daal di ko placer sous mandat de dépôt fukki fan ak ñett ci weeru septembre atum 2021 jamono jii ñu yebal ca kaso ba Mamadou Sall doon jamono boo xamante ne coowal passeport diplomatique mu ngi wéy di lëmbe ay agent sax yu état bi ñu daal di leen ci tudd mbir mi am ci diggante ministère des affaires étrangères ak présidence de la république ñi ñu ci jot a jàpp
ay gendarme ak ay civil fi mu toll nii tembe ñoom ñi ngi ci loxoy yoon. mangook ñu koy jaajëfal bu baax a baax Thioro Mbar Ndiaye kilifa moom may nañu ko bàyyi ko néggandiku avocat di maître Moussa Sarr moom moo ko xamle ci fàttali kilifa ak Simon ñoom la ñu jàppandoo woon ci mbirum trafic de migrants ak yeneen yu ñu leen doon tudd moom gannaaw ba nu bàyyi Simon ci jamono yële moom nag tey jii la ñu ko may rek bàyyi ko néggandiku def na ñetti weer ci kaso bi. Poste Trésor Crédit Mutuel ONAS nag coow laa ngi ne kur ndax luubal koppar yoo xamante ne kenn mënu koo wax mu nekk loo xamante ne nag sax dañoo yéeme fii ci réewum Sénégal rawatina ak administration bu Sénégal jiital parti Visa nag ma ngay wooteek wallu moom Déthié Faye tey sàkku daal ñu xoolaat yorin wi waaye tamit lu baree bari daal bu sañoon du ñu ko politiquer Déthié Faye ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. loolee bu dee yemb na ca régie ni ñu ko waxee léegi Déthié Faye la moom moo jiite parti Visa di sàkku daal ñu xoolaat yenn yorin yi ndax bari na lool li ñuy luubar koppar jamono ji ci réew mi te rawatina ak ci administration yi fu ci mel ni Poste Trésor Crédit Mutuel ba ci waa LONASE sax laay wax kon loolu mu nekk loo xamante ne war nañ ko xoolaat bu baax a baax waaye tamit war nañu di bàyyi di politiquer lu bare bare mi ngi noonu kon mu mel ni sotti na ñu teewlu ko moom Déthié Faye ci micro Chérif Dia. am na trésor rek loolu doon na loo xam ne maanaam dar gémmiñ gi moom foo ko gémmiñ mënatul muur gémmiñ ndax wax dëgg yàlla romb na dayoo kon man dama jàpp ne réew mi am na secteur yu nga xam ne war nañ leen a bàyyi xel ba ña fay ne waruñu doon ay politiciens actifs maanaam ñi nga xam ne dañuy dem di yóotu ay baatu dagaan baatu askan wi ndax it loolu boo ko ca boolee dina am toujours loo xam ne da ngay def ay lu ñuy wax compromission waaw compromission nag au lieu nga def compromis wala parfois compromis bi ngay bëgg a def sax maanaam mën na lor askan wi kon loolu ñun ñu koy ñaawlu di attirer attention président mu bàyyi xel. donc buñ ne justice bi indépendant wul man jàpp naa ne yoon lim la may yow war nga koo jéem a def ndax fu am na réew États-Unis wala France foo xam ne kooku bañ ko falee dafa ne président nag ma baal li ngay nar a tuddee ak sama goredi bi mooy lii nga xamee ne maanaam gis naa ko te du yoon dama koy jéem a faj loolu nag da nga koy def pour sa bopp def ko pour sa réew def ko pour sa njaboot yi nga xam ne ñi ngi ñëw ëllëg waaye façon doxalin yii nga xam ne am na buñ ko bàyyiwul dina doy waar te loolu mi ngi commencé depuis 2000 rupture bi tàmbali woon na waaye ñi président ngi bëgg a dugg ci ñàll gi te war na ressaisir. mangook daan waxit ci conseil présidentiel bi ci tënk rek bi ñuy amal jamono ji ca Diamniadio ci njiitaluk président Macky Sall ñu waxtaanee nag lu soxal yor ñu jëm ci pétrole bi ak gaz bi mu bari lool nag ay secteurs yu ca bokk ci waxtaan woowee ñi fare ci kujje gi ña nga foofee ñi nga xamante ne tii tamit waa société civile lañu ñi ngi ci waxtaan yooyee nga xamante ne liñ ci jublu rek mooy gën a xool yorin wi ba daal saa yu ñu ci jubloo mu nekk yorin woo xamante ne yorin wu sell lay doon dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax ci wàllug kaaraange lii nag ak fegu rek la gu jëm ci wàllug terrorisme moo waral suñu takk der yi nag daal di nag takku ba dëgër fële nag ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass nag ñu fay def rek ay simulation waaye tamit ay opération sax laay wax ngir gën a nag ottu lu soxal wàllug terrorisme Cheikh Anta Diop la ñu fay fekk ji mu ànd ceeg Sey Latira di tàggat ay simulation yu doon amul fii ci aéroport international Blaise Diagne ngir nag wattu kaaraange aéroport bi ak askan wi nga xamante ni dañuy dugg ci roppalaan yi di tukki ginnaaw bi ñu gisee nag fii ci dëkk yi nga xamante ne wër nañu am na ci ay defkatu ñaawteef yu jóg yi ñuy duppe ay terroristes di amal lu nu mel. aéroport niveau international yi dañu am ay chartes yoo xam ne loolu lañ leen tegal dañ ko waroon def te ñoom def nañ ko loolu mu nekk lu am solo mooy suñu aéroport bi mi ngi doxal. nu ko règlement bi xaare donc te doxal boobu ñu ñëw fii ñu am si ñoom ñu am si ndam muy réussir na. wattu bu baax moom moo tax kilifay aéroport bi nag jóg ànd ci ak ay takk der ñu seen xam-xam màcc lool ci wàllu xeex terrorisme doon amal nag ay tàggat fii ci aéroport international Blaise Diagne. suñu exercice bi ñu def tey nii en fait dañ doon ñëw pour tester suñu capacité de réponse parce que
xam ngeen ne conflictualité nu mel ci àdduna bi aéroport yi dañ leen di viser dañu nekk cible boo xam ne terroriste boo gis rek day seet ni bu ma dalee ci aéroport bi dinaa am résultat te dinañ bu ma sax ñëwee sànni fa benn pétard rek dinañ ko wax donc xam nga yooyu moo tax ñun il faut ñuy tester suñu bopp pour mun a aar suñu moomeel mooy aéroport bi ñu dénk nga xam ne bés bu dara xewee fii dinañu mun a tontu ba nga xam ni képp ku fi ñëw boo koy xool sax dina la dissuader ba doo jege si. aéroport international Blaise Diagne bii ñu koy doon amale nee nañ saa su nekk de ñu ngi lali pexe ngir nag indi kaaraange gu mat sëkk fii ci aéroport international bu Blaise Diagne. léegi noonu kon suñu takk der yi di natt seen bopp bu baax a baax ci wàllug terrorisme ñu dem ba diwaanug Kédougou googee nag am na ab kuréel goo xamante ne moo fa teewal direction réglementation wàllug tourisme ak ministère bi ñu dénk lépp lu soxal wàllug dem beeg dikk bi ba ci tourisme bi ma wax nag liñ ci jublu rek mooy xool ndax tourisme bi lan moo fay ay lënc ñu fexe ko kon gàgganti waaye tamit xoolaat hôtel yooyee ndax nag la ñu leen laaj daal ci charte ndax ñi ngi sàmmonte ak moom ndax li ñu bëgg rek mooy wàllu tourisme bi daal gën a suqaliko ca Kédougou Ibrahima Diabakhate. ci fanweer ak juróom-ñetti établissement hôtelier ñi nekk fii ci région bu Kédougou fukk ak ñetti dong la ñu mën a tàbb ñi bokk ci norme CEDEAO bu 1999 li waral situation bi mooy bëri nañu ay promoteurs ñi mënul remplir condition d'éligibilité. seen mbir bi aussi mooy gis nañ ni am na ay points yu bëri yoo xam ne war nañ koo seetaat ndax boo duggee ci néeg yi rek souvent comme li ma wax am na yoo xam ne day des waaye tam boo ñëwee ci côté service bi vraiment am na lu bëri yoo xam ne tam war nañ ko améliorer te loolu noonu comme ni ma ko waxee sànq rek ñu ngi ñaax hôteliers yi vraiment ñuy recruter ñoo xam ne ay professionnels lañ ci wàllu tourisme ndax loolu mooy tax service bi nga xam ne moom la clients yi soxla ñoom ñu mën leen ko jox. beneen mbir mi aussi mooy wàllu kaaraange ndax dañu nekk ci zone boo xam ne dañu nekk ci frontière ak ay yeneen dëkk nga xam ne dem bi ak dikk bi dafay xaw a dense kon li jëm ci wàllu registre de sécurité registre de police ak fiche de police loolu dañuy ñaax ñëpp ñu def ko farata bu beneen mbir mi aussi mooy wàllu extincteurs yi ndax gis nañ ni fii toiture yu bëri maanaam ay paay lay doon comme. na jafe-jafe bi promoteur yi jànkonteel mooy jaxasoo bi am diggante seeni njaboot ak équipe entreprise bi moo tax ba mënuñu sentu li am maanaa ci investissement yi nga xam ne jot nañ ko def ci seen entreprise ngir recrutement familiaux yu bëri. gannaaw Kédougou ñu yegg ba diwaanu Ziguinchor googee jëwriñ ji ñu dénk wàllug développement industriel ak këru liggéeykaay yi nga xamante ne nii nag dañu nekk këru liggéeykaay yu digg doom yi ma nga woon foofee ngir tàmbalik liggéey bi jëm ci agropole sud bu Adéane mu nekk ab agropole boo xamante ne nii nag liggéey ba bis bu sottee dana am solo bu baax a baax ci wàllug koom ñu ne nag bu sottee itamit lu toll ci ñett ci diwaan ci réew mi daañu ci jariñu lu ci mel ni diwaanu Ziguinchor Sédhiou ak Kolda Moustapha Diop ñu teewlu ko ak Boubacar Diassi. mu def pose première pierre agropole sud bi nga xam ne tey module central bi comme ni nga xam ne fii la ci Adéane mais am na yeneen ñetti module régionaux benn bi Kolda Bignona ak Sédhiou léegi am na ay plateforme de collecte yoo xam ne 5 la Goudomp Médina Fula Vélingara Bounkiling ak aussi muy 5 plateformes yoo xam ne ay plateformes de collecte la bu ñu defee également étude de faisabilité bi ak étude de structuration projet bi ñi ngi retenir comme filière li jëm ci mangue bi ci anacarde bi maïs bi mais également ak banane bi nga xam ne pratiquement bu ñu bàyyee pare lu bëri daf ci yàqu tey nag soo gisee président Macky Sall commencé fii tey ci Casamance ku ne xam ne président Macky Sall bëgg nga xam ne bëgg na ko Casamance mais également bëgg nga xam ne bëgg na ko population Casamance te développement Casamance soxal son excellence le président Macky Sall. waxoon nañ ko ci ponk yi Sonacos bu Lidjane nag daal dinay kon dajale gerte gu takkoo takku fukki junni
ak juróom-benn ci tonne mu nekk nag lu am solo ki ñu dénk Babo ki jiite Sonacos di Mamadou Diagne Fada moom nag mi ngi rafetlu lu ni mel bu baax a baax ndax jàpp na ni sax nag li ñu dajale ren bari na jafe-jafe bi ci nekk rek mooy xëy na camion yi nga xamante ni ñoom ñoo war a yeb gerte gi te loolu it dina ci taxaw mi ngi ko xam ne nag ci bi muy nemmeeku rek Sonacos bu Lindiane ñu teewlu ci Pape Mbaye Diaw Faly Gueye ci caméra bi. wër nañu seko yi gis nañ ne alhamdulilahi rabbil alamin camion yaa ngi fi chauffeur yaa ngi fi transporteur yaa ngi fi opérateur yaa ngi fi wax dëgg yàlla gerte gi mu ngi ñëw jamono jii ñuy wax ak yéen am nañu loo mangook rek kon muy kàddu yu tukkee ci Modou Diagne Fada directeur bu Sonacos ñu àddu rek ci woteek gox-goxaan yi ñu dëgmal xam ngeen ni liñ ci bëgg rek ci réew mi mooy lépp nag ñu def ko ci dal jàmm ca diwaanu Mbour loolee la alliance nationale bi taxaw ngir nag ñaax askan wa lu jëm ci wàlluk njàng ma ak lépp loo xamante ni jëm na ca gone ye ci tànk yooyee la taxawee moo waral mu amul fa benn bëccëg boo xamante ne nag ñi ngi ci doon daal defi ñaanal candidat yi ñu yegg ci si jàmm génn si jàmm. Abdourahmane Diallo ca Mbour. lu mooy ñaari weer balaa élection territoriale yi kuréel gi ñu duppee alliance nationale pour la sensibilisation l'apprentissage le replacement des enfants daal di amal ab bëccëg bi nga xam ne dafa jëm ci ñaan waaye tamit sonj nit ñi ci lu jëm ci wàllum jàmm. li may woo suñu mbokk politiciens yi nga xam ne tey ñooy leader politique yi xëccoo ak maa bëgg a jiite mairie bi wala maa bëgg a jiite collectivité territoriale bi jarul mukk ngay toj bopp nit wala ngay soññu saw militant nan leen dem leen ngeen xeex wala ngeen yàq waaw bu nit ñi gaañoo wala ñu rey ci ay nit wala ñu faagaal ji ak doomanam boo liggéey ñoom ñuy jiite kan la ñuy jiite. ci ndaje boobu ñuy yëngu ci wàllum politique teewoon nañ fa ñenn ci ñoom sax daal di xamle ni dinañu fexe ba lu jëm ci wàllum jàmm gi ñu waajal ko dox ko ci élection yi waaye tamit bu élection yi noppee. lii ñu jëm nii yàlla noppi na ba pare yàlla moom mooy fal mooy seet ko neex mu fal ko ba nag bu ñu toll ci lu mel nii dañoo war a joxante mbagg bàyyi peuple bi ci seen bopp ñu choisir ñi nga xam ni choisir nañ ko ci gagné ku ñu gañ nga xam ne gañ nañ la ñu joxante loxo mu jeex waaye léegi les réseaux sociaux gis nga leen ci biir réseaux yi ku ci neex loo neex nga wax moo tax ma ne affaire boobu war nañ ko war a mën a modérer. ci ñaan yooyu tamit nekkoon na ab occasion ngir ay ndaw tamit daal di wone seeni xam-xam ci wàllum tari alxuraan. ma ngoog ñu wax ci wàllug caada ak wàllu single bu yees bi nag single bi ñu duppee jokkonjal séeréer la nag kàddu yi ngeen jéggal ma ci jokkonjal lañu koy wax mu nekk nag single boo xamante ne nii Kassi MC Siaka Sarr moom moo ko génnee mu nekk single bu am solo moom rappeur boobu nga xamante ne ca Fatick la fekk baax nag daf koo génne waaye single la boo xamante ne nii nag li mu ci way bari na lu soxal doomu aadama waaye tey li mu gën a bëgg nee na mooy ñu gën a jox gëdd rek kon culture séeréer fii ci Sénégal Aminata Goudiaby la ñuy fekk ji ca Fatick. ni mu fonkee ak itam ni mu bëggee cosaanu séeréer loolu nekkatul lu ñuy natable ci biir Fatick moom nag ci village bi ñu woowee Félir nekkee ci commune bu Djirnda ci île du Saloum fa la fekk baax moom Kassi MC musique bi rawatina rap bi dafa yàgg jàpp ne rek mën na cee jaar def promotion cosaanam moom nag dafa génne ab single bu tudd Njokkonjal muy tekki jërëjëf ci séeréer mi ngi ko waaye nag ànd kook Mohamed Faye mu di beneen artiste séeréer bu dëkkee ci Fatick. Njokkonjal déjà titre bi am na lu muy wax Njokkonjal terme la boo xam ne ci séeréer luy renforcer nit la boo fekkee jigéen ñi tey ci peggu teen gi ñuy root boo leen nee Njokkonjal da leen di renforcer yokku leen courage yokku leen jom boo fekkee góor ñi ci tool yi nga romb ne leen waa Njokkonjal waay parce que ku liggéey la ñuy wax Njokkonjal donc rendre hommage képp koo xam ne nii tey ndaanaan nga bu nekk biir Sine. clipu single boobu nag ci week-end bi lay génn image yi nag boo koy gis sax di nga gis ni ñu wane rafetaayu delta du Saloum ak itam ni culture séeréer amee solo loolu nag la ci artiste bi bëgg. focus aussi ci localité bi ñu jógee ak fi ñu nekk il fallait que ñu am identité culturelle boo waxee
wala lii boo ko déggee wala boo déggee titre bi xam ne kii nii fii la jóge bu fekkee yaa ngi koy déglu nekk Europe di nga xam ne kii Afrique la jóge bu fekkee Afrique nga nekk déglu ko di nga xam ne kii Sénégal la jóge mais boo nekkee Sénégal aussi déglu ko di nga xam ne kii Sine Saalum la jóge pour man ku ne ci ñun war nga mën a am identité culturelle xam nga image bi rek dafa war a am lu muy wax les images parlent mais en dehors image yi aussi dafa war a am message bu nekk ci biir. moom nag single yi mu génne jot naa bëri ab album mi ngi koy préparé te nee na thème yi ñu ciy gën a waxtaanee bokk na ci ñaax nit ñi ñu delloo si waat valeurs yi fi nekkoon. avant Njoko Njal bi génne woon nañ single jàmbaar Njoko Njal bi confirmation la woon par rapport ak suñ carrière par rapport aussi ak album retour aux sources bi li muy annoncé mooy am na album bu war a génn le 5 février incha allahu rabi nekk album dafa jot li jot moom mooy ñu def retour aux sources parce que Sénégal dañ ko tëgg ci ay valeurs yu baax principe yooyu noonu il faut ñu koy ñun porteur de voix yi dañ ci am part de responsabilité pour waslu ci àq. kon jokkoon jàll Aminata Goudiaby ca Fatick ñu lay jaajëfal bu baax a baax tàggat yaram Coupe d'Afrique des Nations 2021 Samuel Eto'o nag li mu wax leer na nañ gisul nag luy tee Coupe d'Afrique bi duñu ko def ca dëkkam Cameroun moom moomee jiite fédération football bu Cameroun waaye nag ñi ngi xaarandi lan moo fas yéene ruuse rek ci ndaje mi nga xamante ni moom mooy dox ci diggante njiital CAF ak président bu Cameroun na ñu des ba tey ci tàggat yaram ak Coupe d'Afrique des Nations bi ba tey fii nag ci Sénégal sunu gaynde yi ñu ngi leen di waajal bu baax a baax koppar yi nga xamante ne nag moom lañ ci fas yéene dugal kon jàpp leen ni tëre na ëpp na juróomi milliards jëwriñ ji di Matar Ba moom moo ko xamle juróomi milliards yoo xamante ne nii nag dafay tax rek équipe bi daal def la mu war a def ba keroog mu yegg ca final waaye nag soññ na sélectionneur bi nag di ko xamal ni Sénégal nag li ñuy mbébét mooy indi coupe bi fii ci réew mi Matar Ba kàddu yi nag mi ngi ko yëkkati ci bi mu demee ci arène nationale ba ndongo ka lañ ciy àndal. infrastructure sportive yi nga xam ne yorin wi ala kulli yàlla dana changé parce que bu fekkee ne nañ daan yore la ñu daan yor dafa changé ñu am lu ko gën am lu ko ëpp doole il faut que yorin wi changé mooy fii ci arène nationale bi boo gisee ba léegi administration forte bi ñu fi war a def di jël diir dañu am kayit yoo xamante ne ay charte la ñuy jox ko secrétariat général du gouvernement pour que ñu créer lu ñu tuddee office national de gestion des infrastructures sportives loolu dana tax yorin wi changé parce que fii ñu nekk ci arène nationale bi ak yu bees yi ñuy tabax du fu ñuy tàggate yaram rek dafa am mbir yu fi ne yoo xamante ne nit ñi mën nañ ko exploiter ay conférence parce que fii am na fi ay salle de conférence am salon de thé am lu ne loolu war nañ ko jox sénégalais yi nga xam ne dañ nekk ci wàllu woowu ñu exploiter ko ba ndaje yu andi koppar di fi mën a am mën a accompagner yorin wi loolu lu xaw a mel noonu dana am fële ca stade du Sénégal parce que stade yi léegi comme ni ma ko waxee fu nit ñi mën a daje la fu nit ñi mën a toog di fi waxtaane lépp war na fi mën a am loo xamante ne budget bi état bi def pour gestion bi loolu dina ko ful ba nga xamante lépp lu fi yàqu ñu mën ko defar gën a yaxanal li nga xamante mooy infrastructure. mu nga kon li ñu doon xaar rek du boobee waaye jàpp leen ni Matar Ba ngeen doon déglu noonu ba tey waaye da doon wax rek ci yorinu kon infrastructure yi muy jumtuwaay yi ci wàllu tàggat yaram niñ ci fas yéene rek defee ab liggéey boo xamante ne da koy gën a dooleel dañ ci dugal privé yi su ko defee nag salle yi nga xamante ne dafay nekk ci biir kon jumtukaay yooyu ñu mën koo jëfandikoo bu baax a baax ndax it privé bi ñoom seen loxo am na solo bu baax a baax ci yorinu jumtuwaay yooyu ci wàllu tàggat yaram ñu jàll nag ci xët yu njëkk yu yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf corps de contrôle bi di inspection générale d'État des na ko dégg ca poste fan yi di ñëw l'observateur moo ñu ko xëy xamal ubbil yéenekaay bi anam yi kër ga di doxee la ñuy lu ñu tujjee ndax dégâts yi am ci société bii di la poste jéggi na dayo journal bi nañu xëy na sax dugguleet ñuy dégg jëfi yuqu njur ca poste ndax société bii di poste dafa jël mal gouvernance rek aakimu ko waaye ñaxtu yeeg xultu yeeg njàmbat yu bari yi ñu fay dégg fan yi moo accéléré dem nga fa inspecteur général d'État yi war a dem journal bi dolli ñu ci ne ci programmation budgétaire ak économique pluriannuelle 2022-2024 gi ñu yóbboon ci assemblée nationale bu yàggul wax nañu ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ngir recapitalisation bu poste waaye fi ñu nekk nii xel tàmbali naa tey ci 127 milliards yooyee la Sénégal nañu ay wi sax dafa gën a yokku ca poste ndax ñoo nga fay wax détournement bu toll ci ñeenti milliards ba waa DIC di division investigation criminelle dugg ca audit bu ñu fa doon def ci la détournement ga feeñee am na ñaari agent di El Hadji Abdou Aziz Diop ak Mouhamadou Ndiaye teg nañu leen loxo ba tey jii ci lañ leen war a déférer ndax tuumay détournement de deniers publics blanchiment capitaux faux et usage de faux ak escroquerie Vox Populi nañu détournement de deniers publics ci réew mi léegi
mi ngi fi mel ne feebaru coronavirus buy wàlle ndax bu weesoo jalgati di détournement gi ñu fi doon wax ca LONASE ak i détournement gi ñuy dégg ca poste am na geneenuk détournement gu am ca trésor ñeenti milliards yu teg juróom-benn téeméeri millions la ñu détourné ca direction comptabilité publique ak trésor journal Libération xëy dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk ba xamal ñu ñaari inspecteur du trésor yu ñu garde à vue démb ba tey ca brigade des affaires générales ndax tuumay jalgati koppari réew mi ak i njuuj njaaj leneen lu ñu doon bambu ci réew mi di trafic gi feeñ ci passeport diplomatique yi source waa xëy ne di ñu xamal ñañi ciy tuumal ana lan moo tax ñu amaat retour de parquet démb ginnaaw waa division investigation criminelle ak seen enquête bi ñu ci doon def waa section recherche rango nañu mbir mi li ñu bëgg a xam mooy gendarme yi ñu ciy tuumal lan moo leen ci dëgg-dëgg dundu géeg seenu njëkk Sud Quotidien nee nañu moo di mitti na ci askan wi nit ñi àttanuñu ko te ñu bari ci askan wi nee na ñuy sentiruñu taxawaayu association consommateur yi leen ci war a jàppale ak bàyyi gi am ci biir waa kër Ousmane Sonko yi di waa parti Pastef journal L'Info moom la xëye bind ci xëtam mu njëkk ne Ousmane Sonko njiital parti Pastef dal na ci kaw militangam yi doon xiiroo ko ŋaayoo ci jamono investiture yi ak it ñi taxawal ay liste parallèle ci seen biir ak ñi ñu jàppe ay traître yu nekk ci seen biir Ousmane Sonko nee na leen ci suñu biir am na ci ñoo xam ne ñi ñuy xeex ba bëgg leen fee jële ñook ñooñee ñooyam kiif léeg-léeg sax damay dem bay laaj ndax du ñoom ñoo yées li yees ci poste premier ministre bi ñu war a dellusi ci réew mi La Tribune nee nañu mooy ki ko war a doon ak ki war a doon numéro 2 bu Macky Sall bu ñu ci génnee Idrissa Seck ne moom it mi ngi ci lambu ji lambi Balla Gaye 2 Triple S doomi Double Less ak Boy Niang 2 càppaaculi Les Échos nee nañu bu ñu moytul combat bi du am li indi xiini miine gi moo di defatu Boy Niang 2 bi keroog diggam ak Tapha Tine Aziz Ndiaye mi agent bu Balla Gaye 2 di wax ci journal bi ne Boy Niang waneegul ci lambu ji lu war a mën a tax muy bëre ak Balla Gaye mënut a tegale ñaari defet ba noppi bëgg ne layi ni cëpp ne dafay bëre ak Balla Gaye 2 Gaston Mbengue mi tëgg combat bi mel ne kuy tontu ci xët mu njëkku yéenekaay bi li mu ci wax moo di Balla Gaye 2 xam na bu baax ne encaissé na ñeenti avance te dina bëre ak Boy Niang ñu ne Balla Gaye loo ci xam mu ne lu Aziz Ndiaye wax rek loolu lay def Aziz Ndiaye li mu wax ci sunu lamb moo di Boy Niang 2 du suñu priorité ñun Eumeu Sène la ñuy lijjanti bu ñu ca noppee lijjanti Bombardier Boy Niang faaw dafay xaar na patienté at wala ñaari at soog a mën a laaj Triple S xale yi jigéen yi ci l'Observateur sut leenu bless dana jafe yëral xët mu njëkk journal bi ca jëppal fa la mbiree xewe di benn xale bu jigéen bu ñu war a takk mu bëgg yëre yi seer yu mu mën a sol jouru takk bi tax mu ànd ak yeneen ñaari copinam dem ci boutique buy jaay ay tissu ca marché bu jëppal sàcc fa juróom benn tissu de valeur ba ñu jàpp leen l'Observateur nañu malheureusement ñoom ñetti xale yu jigéen yooyu yëpp mu di Mariama toll ci fanweeri at ak benn Aïcha toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar ak Fatoumata toll ci fanweeri at ñoo nga ca kaso ba suba ci àllarba ji ca lañ leen war a àtte. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Pape Cheikh mi ngi ci beneen plateau bi dama koy bàyyi rek mu wéyal ci midi plus Pape Cheikh maa ngi lay dellu di nuyal di la jaajëfal laay wax sax bàyyi la nga wéyal yow it ci midi plus. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax yaayu Cheikh Tidiane bég ci li nga ñu indil tey ci jotaayu xibaaru diggu bëccëg gi xam naa ni li ñuy waxtaane léegi nii dina la soxal tubaab tuddee ko nanisme les personnes de petite taille dina la intéressé puisque da ngay yëngu ci wàllu wér-gu-yaram xam naa dinañ la bàyyi nga xool ko concentré wu ci régie bi gërëm rédaction bu télévision Futur Média dig daje bi ak yéen ca kanam lay doon 19h soir d'info ak ñaari jotaayu xibaar yi bu wolof bi ak it bu 20h bi ci français dañ ci ànd ak Sarah Cissé lu ko mooy mën ngeen wéy di topp xibaar yi ci suñu site internet di www.igfm.sn